mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan. jërëjëf mbokki internet yu suivre Sunugal 24.net am mbégte am contentement bu baax a baax di jàkkaarloo waat ak yéen fii ci biir Sunugal 24.net ci émission bu mag bi làmbaloog rek la ñu koy wax ñëw fii ci iRadio seet si fi nga xamante ni doonatul ku ñuy présenté ci réew mi bu àddoo rek nga xam ne kii li muy wax yaakaar naa ne maîtriser na ko trop muy sunu papa Père Ngagne Diagne bu waxee rek du ci xool intérêt personnel intérêt général rek lay xool. avant tout ñu bàyyi ko rek mu nuyoog waa réew mi ci àdduna wërngël këpp ci biir Sunugal 24.net papa Ngagne ñu ngi lay siyaar. merci Diaw maa ngi lay nuyu di la remercier d'abord di remercier sa kilifa ndax li tax ma koy remercier xëy na opportunité bi fii laa ko mën a amee laata may nuyoo mooy ku nangu déglu la ndax amoon na erreur yu amoon ci benn sortie bu amoon ci site bi waaye bi ma ko woowee da ko rectifier ci saa si woowaat kooku mu ñëw waxaat leneen. parce que loolu mënoon na indi problème bu mag mais daf ma ne lépp loo xam ne génn na fi rek te jaaduwul rek day rëcc waaye bu ma ko yëgee rek dama koy dabu loolu tamit ñu ngi koy sant bu baax di ko ci gërëm ndax information dafa xaw a doy waar waaw mais moom mi ngi bàyyi xel ci li muy diffuser aussi loolu maa ngi la koy gërëm à travers yow di ko remercier di remercier sa caméraman di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. papa Ngagne Diagne ngi noonu doonatul ku ñuy présenté ci réew mi yaakaar naa ne ñu xuus rek ba tey ci li nga xamante ni moom moo ñu fi dajale muy wàllu làmba du mën a ñàkk ñu waxtaan ceeg moom bu baax a baax papa Ngagne ci tënk rek boo ñu doon ñëwal kan mooy sunu papa Ngagne Diagne lan la ñuy wax. man El Hadj Ngagne Diagne laa tudd di doomi Ndakaaru di doomu pénc bu ñuy wax Jekko di doomu Lébu mbokk ci fépp fu Lébu teg tànkam rek mbokk laa fa waaw diggante Bargny Mbaaw ba jàpp Wakaam ak Yoof ak yëpp sumay waajur a fi ne may doomi Ndakaaru nag di koo xam ne kii tamit daal du taalube boole kook nag daal bëgg di dox jàmm ci réew mi te bëgg ko waaw loolu daal laa gën a mën a présenter sama bopp. loolu am na solo trop ñu xuus rek ci làmb papa Ngagne tey ci tënk rek nan nga gisee ren saison bi en général ci benn tënk. di masawu ñëpp ci làmb ji metti na mais ci ndogalu yàlla la ndax feebar bi nga xam ne mooy coronavirus bi nga xam ne moo lëmbe àdduna lawtan la ndax ba muy départ ci Chine kenn jàppul woon ne dina law ba teq àdduna kon ñu ngi ci masawu ñëpp làmb nag am ci wàll parce que le 3 ba léegi làmb amul fekkoon na ay promoteur ñoom lay njëkk a masawu ndax ñoom ñoo jël seen xaalis teg ko ci làmb ji tu ci wut dara kon ñooñu ñoom la ñuy njëkk a masawu di masawu tamit pratiquants yi muy mbër yi jot a jël avance ak ñi ko doon yaakaar xaw na fi indi sax ay histoire ci ñenn ñi joxoon naa la dolli ma nga naan noonoo feebar bi nangam bon malentendu sax indi na ko fi kon feebar bi feebaru seytaane la yàlla na ko fi yàlla jëlee feebar yi jaxase nit ñi dem ba loxo yi nga xam ne ni ko yàlla terale doo nuyu kenn bien vrai que asalaamaaleykum mi ngi fi te dara dàqu ko nag waaye nit ki da doon gën a neex nga jox ko loxo boole ko asalaamaaleykum mënatoo ko julli gi nga xam ne ñu ngi koy julli ci jàkk yi sax nga xam ne dañuy tegante mbagg ak mbagg ngay jullit ngay chrétien foo mën a doon mënatoo ko ci jàkk yi te ñaan yàlla te yàlla nee na fi mbooloo nekk yërmande wàcc fa kon corona bi yërmande yàlla sax daf ñu ko bëgg a xeeñ loolu tax ñu war a xeex ak moom mu jóge fi waaw looloo tax ñu war a xeex ak moom mu jóge fi xeeñ ñu aj màkk nga xam ne bu ñu yeewoon mag ñi tey ne leen ren jii day Sénégal kenn ajuwu ci dinañ ñelu xew loolu musul am kon defe naa ne yooyu feebar bi di fi indi moo tax ñu nit
ñu bañ a war a dëgër bopp mesure barrière ñu respecté ko fexe mu jëm fee jóge jëm fee jóge mooy lan nañuy set jëm fee jóge mooy lan takk masque jëm fee jóge mooy laal gel jëm fee jóge mooy di may distance mu bañ di transmettre bu yemee ci yow ñu dindi ko mu bañ a laal kenn nañu fexe ba bu dalee nit kooku bañ a wàll kenn kon bu yàggee dootul am kon loolu la ñuy ñaan yàlla te it buñ ci xuloo buñ ci xeex lépp lu ci état bi santaane mbala docteur yi santaane ko nañ ko respecté ndax feebar bi neexul ndax li mu yàq dafa bari emploi yu bari yàq na ko ak yu bari yàq na ko demalante ci biir mbokk gi sax mi ngi bëgg a yàqu ndax dafa am yoo xam ne ci biir mbokk kenn mënu leen téye ñoom dañuy dem te boo gisul ñenn ñi sa xel ne kii moom kii day moom feebar bi sax mbokk ko gënal fekk mbokk gënalu ko dafa am ñoo xam ne kenn mënu leen téye ñoom dem rek loolu yëpp mu ngi koy yàq comme mi ngi koy yàq nag di yàq mbokk gi di yàq emploi bi njaboot gi tumuranke am borom kër yoo xam ne tey mënutoo ñoo fay lu yaas dépense mënutoo ko am ndax liggéeyatoo sëñ bi feebar bii yal ñu si yàlla musal ci barke tam xarit ji yal nu yàlla dindal feebar bi ba adduna delluwaat fi mu nekkoon ndax yi ñuy dégmal yëpp lu ci ne wóoragul muy màggal muy gàmmu yëpp dañu am njort gu rafet rek waaye dara wóorul ne dinañ ko amal ci anam yoo xam ne yi nañ ko daan defee te nañ ko daan defee lañ ko bëggee waaye nii mu bëgg a amee même bu amoo nit doo ci sentir sa bopp ni nga ci war a sentir waaw loolu daal moom laay wax ni saison bi looloo yàq làmba ji waaw di ci masawu yëpp nag di ñaan yàlla mu deñ loolu daal laay déplorer ren loolu dongo laay déplorer mooy feebar bi gàllankoor làmba ji. suñu papa Doudou Diagne Diecko dama ko dalal mu ne ma ba muy Doudou Diagne Diecko léegi musul dund saison bu bonee nii waaw dëgg la wax na dëgg Doudou maa ngi koy nuyu bu baax du suma rak moom it di ko xam ne kii ku social ku baax nitu làmb te it di partage ci biir làmb kon Doudou boo ko tuddee foog ma taxaw ci ndax suma rak la lii mu nekk tey maa ko xeex ba mu doon ko ñu jaar ko fi ñu ko war a jaar def ci liñ ci war a def moo tax mu légal jërëjëf. làmb yi taxaw ñu jàpp ne bu fi mbas mi jugee saison bii di ñëw maanaam mën na yóbbu làmb ci beneen level boo xamante ne nekk fa woon dernière année ñu génn. ci kaw ñu commencé au mois d'octobre. ci kaw ñu mën a commencé au mois d'octobre. ñu ngi koy ñaan yàlla balay octobre lépp barrière yëpp dañ ñu mën a dellu ñu dellu woon parce que danger bi mooy mu yéex fay jóge parce que attention octobre rek moo ñu mën a dimbali ñu démarrer octobre bu ñu démarrer woon octobre rek yàlla mën nañoo defal sutura waaw te loolu la ñuy ñaan saison bi waaw bu démarrer octobre waaw. ñu ñëw ci li nga xamante ni du mën a ñàkk nag ñu waxtaan ci bu baax a baax muy tolluwaay CNG bi coow li bari na trop sunu papa Alioune Sarr def na fi 27 ans ñi naan na fi jugee ñi naan du fi jugee sunu papa Ngagne Diagne tey point de vue am lan la ci loolu. sama point de vue mooy jarul werante jarul xuloo jarul xeex booy xool mbir mi ba ci biir daf ci am problème crypto personnel daf ci am ñoo xam ne seen compte bopp la ñuy réglé waale ci loolu ñoom dafa am compte bu ñuy réglé waale seen diggante yi ak CNG loolu nag suñu yoon nekku ci quant à CNG bi ci bopp jëmbam CNG tur bi boo ko tojee dalay wax kuréelu négandiku comité national provisoire du lu samp lool du lu ñuy voté du lu ñuy laaj kenn rek moo am prérogative nommé ko muy le ministre des sports moom la président jox prérogative mu nommé président CNG waaye bu ko nommé ba pare ki nga xam ne moo yor administration bi yor kayit yi kooku ministre bi moo koy nommé président CNG du ko nommé muy directeur administratif bi kooku fonctionnaire de l'État la ministre bi moo ko fay teg agent wu ministre bi la ñi ci des ñëpp nag Alioune Sarr moo leen di copté président CNG moo leen copté kon loolu mooy CNG. mais coow li moo bari. mais coow lu ci pindum teen ñan la. gaañ amul baax. attention luñ ci coow man dama ci coow c'est pas mon problème ci coow
man ki ko dénk na ko tant que nangoo ko du fi jóg jarul werante parce que mënoo fexe ba ministre bi wax lu mu warta wax 94 dafa amoon lu tax CNG bi ñëw fi loolu lañu war a xool ndax li taxoon ñu indi CNG parce que fédération la wutu fédération fi nekkoon ñuy ñëw ay CNG ay nangam ay kakalaaf ay nangam ay SNPLA bi xam ne demoon nañ fi ba ñu xaaj ko ñii yor bëre dóor ñii yor bëre simple bi olympique bi Cheikh Thiaré yor bii Moulay Tera yor bi Alioune Sarr ñëwee la ko dajale yorandoo yëpp loolu ñu bari xamuñu ko Alioune Sarr ñaari entité la yor waaye li leer daal ba wóor mooy ñaari kuréel la yor nit ñi nag xamuñu ne ñaari kuréel la yor ñaari kuréel yooyu mës nañ ko départager benn bi ñu jox ko Cheikh Thiaré benn bi ñu jox ko Moulay Tera kii yor lutte frappe lii yor lutte simple olympique yor lii Alioune Sarr bi mu ñëwee lañu ko tegal yëpp mu téyewaat yëpp nag parce que booba li taxoon ñu def loolu est-ce que contexte yooyu ñu ngi koy dund ba léegi kon dañu war a tey ndax contexte yooyu mi ngi fi ba léegi bu fi nekkee ba léegi CNG bi day wëy bu fi nekkul nag fédération mi ngi fi amoon na fi te bu doon fédération ku ne sañ nga yëkki candidature ndax vote lay nekk ne candidat la parce que boobu lig yi ñooy daje comme ni ñu falee football bi Augustin noonu lay demee. En 2018 amoon na benn concertation bu mag bu amoon foofu ci arène nationale mu concernait les composants de la lutte quand même mën nañ ko waxee noonu mais ñu jëloon ay mbër yoo xamante ni dañ doon bëre ba teg CNG bi ñu intégré leen ci biir CNG bi ñu dem ba ci biir am ñoo xamante ni rocceeku ne man dematuma bokkatuma est-ce que tamit nekkul loolu moo tax tamit polémique bi bari au niveau du CNG. loolu indiwul polémique yi wow ñi si polémique mbër yooyu CNG yàgg na copte ay mbër Moustapha Guèye ak Manga Alioune Sarr moo leen copte dugaloon leen ci CNG bi ba ni ci Moustapha Guèye di génnee bii tamit bii passé nii pour wan la ne la CNG bi ministre bi moo ko yor ministre bi moo dugal Tyson moo dugal Yékini moo dugal Aziz Ndiaye moo dugal Gaston Mbengue kon xam nga kon dama ne CNG bi ministre bi moo koy dénk ku ko neex waaye moo cay defit loo xam ne lii bu ko ca soobee da ciy waxtaan ak président CNG te du ko tee def da ko ci def mooy loolu ñii ma la limal Alioune Sarr copte wu leen ministre bi moo leen copte dugal ci biir ñooñu ñu copte man gisuma sama bopp ci ñoom ndax yoruluñ ma dara ci làmb tooguluñ ma fa waxaluñ ma fa nekkuluñ ma fa làmb lañ fa nekkal dans l'ensemble da nga naan ndax làmb gis na ci boppam làmb bu ci gisee boppam it lu tuuti la ndax foo yàggul toog mënoo faa liggéey yow nee nga ñenn ñi ñu génn kan a génn. Yékini moom nee na dematul bokkatu ci. waaw moom en personne moo wax ma dégg. waaw mais kooku kon xam nga ne la ca làmb doon séntu ca foofu jotu ko faa def kon làmb gisul boppam ci toogaayu Yékini foofu ci CNG bi parce que temps ba la fa deful parce que booy xool xëy na est-ce que def na fa ñaata at boo compté même pas 1 an kon kooku jotul liggéey kon kooku làmb mënu faa gis boppam d'abord moom rek a génn defe naa waaw je pense que kenn la kon si ñeent kenn moo génn. Mohamed Ndao Tyson gisuñu ko. CNG kenn du ko laaj dañu koy dénk. ku ci mel ni Kéba Kanté tamit. Kéba Kanté sunu doom la xale bu baax la mi ngi dimbali làmb waaye looy laaj day fekk loolu ñu koy laaj CNG du lu ñuy laaj CNG dañuy am ci yow confiance bi mooy ministre bi dénk koo wóolu. waaw njëbbat dafa nga wóolu dañu waxante dëgg. xëy na am na ambition yor CNG bi kooku dindi luñ ko waaye xamul li muy laaj kon CNG kenn ko laaj CNG du lu ñuy laaj CNG du lu ñuy voté. kenn la yàlla jox prérogative muy le ministre mooy nommé ka ko doy foofu mu dénk la CNG bi kon ñiy wax ñëpp ak ñi ñuy waxal ñi leen di waxal xamuñu lu xew kii wax it xamul li muy laaj loolu tamit nañ ko seetaat ñoom ñëpp nag ay doomu Sénégal lañu sañ nañu
lu ñuy joxe ci réew mi te ñu wóor ne am nañ compétence seen bopp mais am nañ droit laaj ko attention faut pas que ñu ne diw war ci bokk ak diw war ko laaj déedéet booy laaj da ngay laaj lu laaju CNG du lu ñuy laaj lu ñuy dénkaane la te c'est le ministre moo koy dénkaane mooy seet ku ko neex mu jox ko kon ñoom defe naa ne xëy na xamaguñu fi ministre bi jëm nit nag boo xamul fu mu jëm nga bëgg koo jiitu ci benn angle réeral nga sa bopp ah. mais tamit le 31 octobre lay leer quand même Papa. 31 octobre wala. le 31 octobre ci la mandat wu suñu papa Alioune Sarr war a jeex le 31 octobre bi ñu jëm. mandat biñ ko mujj a fal. waaw ci lay jeex. ci lay jeex définitivement. nañu bàyyi ba yegg ca ak jàmm. léegi nag dañoo xamul ba xam dañ koy renouveler. loolu yàllaa xam. ak yegg ca. ñu ñëw rek maanaam ci beneen point bi nga xamante ne nii muy ancien gloire yi nag quand même gis nañ ne ñii bu ñu demee ba jëm mag dañuy jànkonteel yenn maanaam difficulté yi seen wàllu wér-gu-yaram est-ce que tey jotul làmb amaat ci beneen taxaw seetlu boo xamante nii li may gën a maanaam choqué rek mooy diw ñu ngi koy ketal te ñun ñu waroon ko mën a arranger suñu biir ba du yegg fenn fi. dimbal na ca fekk loxol borom ñu ngi leen di ñaanal yàlla doon leen wér waaye na ci xale yi jël exemple pour waajal seen bopp pour ëllëg. lu ci waay am nga prévoir ci santé assurance à vie commencé ko cotiser léegi xale yi nañu commencé même bu ñu leen ko en charge nañu commencé def assurance à vie actuellement saa yu weer deewee nga yëkki benn assurance boo xam ne da ngay dem di cotiser pour sa retraite di cotiser pour ta santé. compétition dafa metti jaww ñii ngay wax ñëpp jarul ñuy tudd tur waaye ku ci ne boo ko fekkoon ci carrière am ba mu ci toll wallahi léegi da nga naan da ngay xam ne yàlla dafa dénkaane mayewul loolu nag exemple la ci xale yi ñu bàyyi xel ne muy Balla Gaye muy Modou Lo muy Bombardier ñu mag ñi laa mën a wax ay Tapha Tine génération yu mag yooyu fi ñu toll nii Mbaye Guèye rawoon na ko Papa Kane rawoon na ko Boy Bambara rawoon na ko Alaaji Maam Gorgui Ndiaye champion yi yëpp rawoon na ko Double Less Robert wallaay ñoo leen ëppoon succès foofu te booba média tolluwul nii ndax ñii lu ñu am média leen ci pousse te booba média benn rajo amoon te waroon nañ Sénégal tey boo leen gisee sa yaram day daw kon nga xam ne yàlla day dénkaane kon seen avenir mi ngi seen loxo seen ëllëgu wér gu yaram da nga koy waajal tey su ëllëgee mu am loo épargner doon nañ fi démarché ci temps président Ablaye Wade kii de santé ba mu digaloon fi 2 milliards ya te 2 milliards ya gis nga mu jëwul sotti après président Ablaye Wade ñu remplacé ko mooy ñoom Boy Kayré ak kii Khadim Gadiaga démarche yooyu ñu fi defoon ak démarche yooyu ñu defoon ci Aprodac. mais yooyu lu tax amul suivi quand même. mais du mën a am suivi xam nga lu tax wëñ ngaa nga dammee ca mbànjaxaan nga man mi en personne man maa àndoon ak benn directeur général ak Aziz Samb ñu ànd benn bureau ministre bi toll woon ci jeunesse ci jamono jooju bi ñu toogee nii après ñu koy ndokkeel ci biir waxtaan wi ma ne ko jàppaleel làmb mu ne ma noo yii làmb nanga expliqué ma ne ko déet fexeel ba mbër yi am loo xam ne nangam ci la affaire Aprodac boobu génn mais moom bi mu ko bindee agenda am keroog bi muy woo mbër yi réunion woowu ma yow mi man dama ko dégg fekk leen amitié bi ma ko waxee daf ma ne sama xel a génn ci yow te nangul naa ko kilifa day bari programme après ma fekk ñoom Khadim Gadiaga ak yëpp ñu teg Aprodac demoon nañu ba visiter ay tool ak yooyu tey heure bii bu fekkoon ne jaar na yoon bu fekkoon ne dañ ko teg ci yoon heure bii ñi ngi naan li mbër yi bay ren usine sàngam dina ko jënd te amoon na usine boo xam ne du ma tudd turam mi ngi fii di def ay ginaar nanguloon na leen ne loo leen bay ci maïs ma jënd ko tey heure bii luñ ciy wax kon avantage la quand même. defal naa ko heure boobu bu ñu fekkoon ne chaque année ñu jël benn écurie fukki écurie affecté leen ay terrain ñu commencé attention mbër yi suuf si bari fii bu ñu leen ko joxoon jox leen moyens yi ñuy bay bu nawetee attention ñaata xale ñooy taxawaalu fii te dëkk ci àll bi lu tax mënuñu leen jox ay vivres de soudure jox leen jiw ne leen dem leen ngeen jiwi tey dem leen jiwi ren
boo ci tàmmee 100 xale tas leen ci dëkk bi ku ne dem ci village bi nga dëkk. Prodac boobu bu avancé woon ba léegi ñu jox ñi quota déwén ñu jox ñi quota bu yàggee mbër yi du ñu am métier. écurie yi ñuy wax du doon écurie entreprise. nga xam ne xale bu bëreewul it écurie yi am na lu mu man seen écurie yi ñu samp ci koñ yi bu ñu demoon wut cantine boo xam ne dañuy dem ci mairie bi. li leen di mairie bi dimbalee ne leen ko wutal benn cantine boo xam ne dañuy tere képp ku jaay warga ak suukar ci boutique yooyu. ñu ne écurie bi rek mooy jaay warga ak suukar quartier bi yëpp moo leen di jaay. gox bi ñaata nit ay naan ataaya par jour. waaw bari na. loolu dimbaliwul écurie yi. ak yeneen on a d'autres choses. làmb ji fi ñu ñoom ressources yi ñu war a am bari na. parce que plan A bu amee plan B war na am quand même. ci lan ci làmb. non loolu kay ma wax la loolu ressource additionnelle lañ koy wax boo leen bëriwul sax da ngeen di mën a am xaalis. tey jii écurie bu am cantine boo xam ne ci koñ bi ñu ne Pikine gépp bala koñ yëpp ñu point stratégie ñu def fa ay cantine maire yi monté leen ko warga ak suukar yéen rek ko fay jaay ñu ne ay ca boutique yi yëpp bu fi kenn jaay warga ak suukar li ci des jaay leen ko mais ñi la ñuy jaay nangam yu mel noonu ñu waxtaan ceeg boutique yi wala ñu am quota boo xam ne dañ leen koy jox ñuy jaay même boo bàyyee boutique yi jaay sax booy solidarité bi ñu am seen cantine lañ koy jënde même boo bàyyee boutique yi jaay mën nañu sax bàyyi boutique yi jaay ñu ne fii cantine écurie bi la nga xool fu booy yi jëndee warga ak suukar lañ cay jëlee mën na dundal écurie bi mën na dundal kii situation yu mel nii bu taxawee ñu mën na dimbali ko seen biir attention loolu laa ne mooy ressource additionnelle yi nga xam ne làmb war na ko am waaw war na ko am waaw mën a bése wu mooy li ngay wax léegi jëm ci santé on va revenir sur case de départ bi mooy santé nga waxoon di nga gis ay mag ñi ngi fii tey ñu ne dañ leen di ketal dëgg la ndimbal la may neexul ndimbal la may neexul xam nga loolu lu tax dañuy siiwal sa jàngoro ndax ki ngay ketal foog nga wax li ko dal te loolu nag du sutura moom laay wax nii je pense que les lutteurs en activité ak les lutteurs yi nga xam ne nekkatuñu en activité te yàlla jox leen wërsëg ñoom kenn waru leen woon jiitu ci dimbali seeni mag kenn waru leen ci jiitu ci dimbali seeni mag waaw loolu maa ngi koy lancer appel. Paa bu ñu ñëw rek ci maanaam fuuti sponsor yi ban jàngat nga ma ciy defar. dawuñu sponsor dawul sponsor day évoluer selon le temps ak spectacle yi ak yu mel noonu bu la ganesee nag yaay def lu ko fa téye yow yaay def lu ko fa téye sponsor yow yaay def lu ko fa téye sponsor jéeg buy jaayu la dina la wan manière bu ne yaay xam noo koy gérer ba mu nopp la loolu sponsor sponsor yi bi ñuy jóge ci làmb ji dafa fekk sketch yi commencé théâtre yi xam nga tey dinaa la wax loo xam ne làmb ji ak théâtre bi dañu mel ni ñoo niroo làmb ji dafa toog ba ci yàgg xale bu màgg rek ne mbër laa boo amee doole rek te lëjal waa koñ ba rek ñu puus la demal bëri ji ba nga doon mbër sketch yi gis nga ñiy théâtre da ngay xëy gis jeeg bu jekk boo rafet boo xam ne bii xam nga ni mu jekkee ci kër ñu waroon koo yor mu toog ci télé bi sol loo xam ne bon c'est-à-dire yu doy waar nga gis ñoo xam ne tey ponkal yoo xam ne waroon dem bayi mbaa dem wuti nangam toog ci télé yi di sketch te pourtant dafa am ñu ko moom y a des professionnels ci affaire théâtre mbër yi mën a bëre juddu màggu suur yi fekk nañ leen ci yàq làmb ji ñi nga xam ne théâtre mooy seen métier ñi amul emploi te xamuñu lu ñuy def xam ne yomb na nga toog ni di wax rek ñu ñëw fekk si leen si yàq ko moment boobu nag ci la sketch yi di dugg si ci télé yi télévision yi aussi gën leen jox bopp télévision yi bokk nañ ci ñi sot làmb ji ak sponsor yi. pourtant émission maanaam télé bu nekk am na émission làmb bu fay daw quand même wala loolu moom ça n'a rien à voir. xorom la làmb xoromu si cin la mënoo wut télé te mënoo ci dugal làmb xoromu cin la waaye ñoom télé yi ñoo rey làmb ji ak sponsor yi muy bu njëkk bi ci tegu
waa làmb ñoo rey seen bopp ak sponsor yi ak yenn image yu baaxul yi ay mbër yuy xeexoo ay fan sa club yuy toj ay signature contrat du ma la wax bu mujj bu mag bi bëgguma ci dellu ci hôtel bi fii làmb joo xam ne ñépp ci yaakaaroon gis ngeen na mu demee te li ci ëpp nag ma wax la ko promoteur ba sabab yëpp ci moom lay jóge waaw man dinaa wut sama xaalis jël ay millions jox la organiser loo xam ne ni presque def naa 300 millions benn minute boo xam ne bii damay jaay sama kii nga ko yàq saay lu mu ko jaral pour mu yàq sa bés na la ko jaral ba mu yàq sa bés man yu ci ëpp promoteur ya mu dal laay wax ne ñoom la man gis naa fi promoteur yoo xam ne mbër mënul ñemul yàq seen signature contrat mukk xalaatuñ ko mbala di nga ci daj loo xam ne bu ëllëgee fu ñuy yàqee làmb doo fa taxaw man gis naa ko waaye nag am na ñoo xam ne ces promoteurs ils jouent dañuy jouer avec le feu ba mujj gi mu doon daay waaw loolu tamit bokk na ci ne tax sponsor yi seen image mënutuñ ko coller ak làmb waaye sponsor yi aussi ma di leen wax ne loolu rek nekku fi am na leneen lu ne ci biir làmb te mën nañ cee coller seen image ñoom it dañu waxtaanul ak boroom xam-xamu làmb yi man de bu ñu ñëwee ma wan leen loo xam ne gisuñu ko gisuñu ko te buñ ko defee dañuy gañe te dinañ gañe li ñuy gën a gañe moo tax loo ci gis ku ci làmb jaay ba nga siiw waaw bu yàggee population bi di la ŋàññ rek parce que làmba la jaay ñoom ñëpp te it seen place mi ngi ci ba léegi mais ak beneen façon parce que tamit kay ma wax la nit bu la joxee alalam 500 millions 200 millions pour image ki nga koy teg ci kawam aussi day am nu muy communiquer communication man joxuma mbër bi xaalisu sponsor pour ses beaux yeux dama ko jox pour communication bu claire pour marchandise bi mu mën cee wax lu leer mën koo jaay moom it mën cee def promotion loolooy tax sponsor di topp image yu mbër nañu waxante dëgg te trop d'information aussi tue l'information ba parfois ni ñu koy ventiler day dem ba day saturé ni ñu koy ventiler day dem ba dootul am sens waaw télé yi concurrence boo xam ne bii kenn xamul lan la plateau yoo xam ne vraiment boo xamee làmb di nga xam ne li ñuy wax du bokkul sax ci làmb dafa am fooy commencer ak fooy waxee ak fooy nangam malheureusement que ñun waa làmb qualité dañ ko bëggul te loolu moo tax sponsor yi daw ñàkk bëgg qualité boobu tax na sponsor yi génn ci làmb ji waaye dama ne génnuñu ci làmb ji dañ leen wanagul lu tax sponsor dawul fen day wër rek day wër jeeg bu rafet day wër waaw bu gisee jeeg bu toog nañ ko wanaat lu bees lu rafet nga xool léegi ñu ñëwaat mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan